ci li nga xamante ni moo di revue de presse bi ànd ceeg Mantoulaye Thioub Ndoye. dikkati na coronavirus moom bàjju bi day ma ngay lal basang di dalal boppam ak ki variant njabootam daal moom corona critique yéene kaay ne Abdoulaye Diouf Sarr day ma ngi cay liggéey waaye corona ma ngay lal basang rek covid 19 ci réewum Sénégal lu toll ci juróomi téeméer ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay cas yees la ñu am niki démb juróom benn fukk ak ñett ya ñoo ci ay cas grave fukki nit ak juróom benn daal dinañu ñàkk seen bakkan niki démb te coronavirus moo leen faat cay moom koro bàjjo bi vox populi ne ma corona kay sew na sew goo xam ne foo ko xaaree rek mu daal di fël feneen xoolal ma professeur Abdoulaye Leye endocrinologue bi lu mu wax ci yéenekaay bi nee na ñi nga xam ne dañoo am diabète mën nañu am wopp coronavirus ba mu tëral leen te duñu am yaram bu tàng te duñu saqat waaye koro mënte doy waar Sud Quotidien moo taxit ni ki démb ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci diabète googee waaye tam VIH sida ñoo doon waxtaan ak askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo am wopp googee di leen xamal ni coronavirus nag ay ngànnaayam la ñëw fas yéene ñëw songu leen te bu leen songee mën nañoo am kattan génn ci waaye dina leen loofal lool bu leen faatul ci moom corona bàjj bi mi ngi doxantu ci réewum Sénégal nam ko safee le quotidien ne Marburg ak choléra ñaari wopp yi nga xam ne feeñ nañu ci dëkk yu ñu jege lool docteur Marie Khemesse Ngom ma ngi cay leeral xel yi nee na wopp yooyu yegsiwul ci réewum Sénégal te ñu ngi def kéemtalaay kattan ba du dugg ci réew mi le quotidien ne desal ci wopp ji ma wax ak yow ak Moustapha Diakhaté mi nga xam ne dafa wax ak ñun nag ci kaddu yu dëgër lool xamal ñu ne màggal Tuubaa gi war saam ndax li tax ba julit yi demuñu màkk moo war a tax ba benn rassemblement du am ci réew mi moom Moustapha Diakhaté ne man de façon rassemblement yooyee man Diakhaté ka ba yéeri duma ci bokk Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké daal di koy xamal ne sori woo ak piccum ramatu xamoo fooy tàggat moom Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ni Serigne Mountakha Mbacké day joxe nay tegtal la ñu defoon màggalu daaw ba am ca ndam corona toppuñu loolee la ñuy def rek moom Mbacké Balla Aïssa ne ma ne dama ni ngeen concentré wu ci waajtaay ak 18 safar gi te ngeen bàyyi waxkat yi ak taaxuraankat yeeg léebukat yi ñu wax le quotidien ne bul sori de desal ak man ndax nag diwaanu Saint-Louis gee pièce su juróom fukk ba la ñuy bañ a jël moo tax it commissaire Tendeng ma ngay artu jaaykat ya foofee ci diwaanu Saint-Louis direct news ne boobee day Sénégal ña ngay waaj Achoura le quotidien ne ko waa Benno Bokk Yaakaar ña ngay tontu opposition bi ci li ñu ne dañuy def ay fraude ci élection locale yi Vox Populi ne Ousmane Sonko day ma nga ca liggéey bu am solo boo xam ne opposition bi la bëgg ñu daal di booloo nekk opposition bu am doole ngir songu président Macky Sall waaye tam songi élection yu ñu daal di dëgmal moom Sonko daal dina koy door sol na ab yére panafricaniste lu toll ci fukk ak ñett ci ay parti moom Sonko lëkkaloo ak ñoom moo tax direct news samp laaj nag ndax Sonko dafa soppi doxalinu ko feem kaddu ga sax daf caafaf boole ko soppi ko ndax nag kaddu guerrier la chef patriote yi doon wax waaye niki démb booloo daal la daal di woote mooy doole Sonko daal dajaleeg boole la woote laaj ba samp kay moom moo di ndax nag duñu dem ci ab coalition bu mag boo xam ne diggante taxaw Sénégal lay doon ak Pastef lu ci mënti am daal Bougane ak sa elba moom direct news ne Bougane Gueye Dany day ma ngay xëccoo leadership baak Ousmane Sonko niki démb nag gaayu Sonko yi dañ koo tuumaal moom Banda Diop ne dafay jël nag ñenn ñoo xam ne dëkkuñu fa ñoo xam ni padduwaa xamuñu leen sax di leen jébbal ay certificat de résidence moom Banda Diop ne suñu amee genn preuve ci lii nga xam ne tuumaal nañu ma ko ma bàyyi lépp lu ma doon def ci wàllu activité dara nag ca la ñu wax amu ca moom Banda Diop yamu ca ndax nee na bu nekkee ni nag nii la ñuy defee politique ñoom patriotes yi di wax loo xam ni amul lambaay daal dina ñaaw lool en attendant 24 heures yéene kaay ne Pastef daal ña ngay doxal de ña ngi ca lañ nekk rek démb moom grand jeu ba lañ faf daal di génnee ngir waajal élection locale yi Sud Quotidien ne élection locale yi day dina amam du am en tout cas caution ba doon naw coow daal dina leen dina xaajale ci digg bi critique yéene kaay ne waxuma la caution ba kay laataa ñu cay egg waaye révision yu liste électorale yi soo moytul ay pëcc xoo ak réeroo ba sax violence mën na caa am doy na waar Sud Quotidien di ma xamal ne Abdoulaye Thiam day tey boo moytul dina wutuwaat boppam ci ANPS assemblée générale tey jii lañ ko fas yéene amal waxtu woowu Le Soleil yéene kaay mi ñu dugal nag ci biir kër Ousmane Sow di ñu xamal ni nag la mu yett di ay œuvre d'art naka la ñu amee jëmm ci këram googee ñu daaneel libération yéene kaay njëkk ca xam le ni ab xale day la ñu sàcc ca Kaolack mu daal di feeñee ca diwaanu Mbuur ca Medina Baye lañ ko tegee loxo ka ko sàccoon di Thiam daal di leen koy teg loxo ni ki démb libération yéene kaay ne ma ca Ziguinchor lu metti te daw yaram moo fa am Yvonne Diédhiou day moo
moo fa daal di xaru ci kanamu doomam bu jigéen bu am ñaari at bésuk anniversaire doom ca la Yvonne taamu daal ngir xaru l'enquête yéene kaay ne ma ab xaru bu metti yi daal dinay am de waa ji daal jabaram moo ko daal di dóor ci kanamu njabootam di fameem xamul lu muy fajee boobu leen naqar mu daal di taal boppam bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat nañu gànnaayoo masque jëfandikoo gel hydroalcoolisé yi waaye tam di dandante ci benn mètre yéen ci li ci gën a fës rupture barrage bu Diopkounda mi nga xamante ne boobaak léegi mu ngi doon waaj benn fausse manœuvre bu benn camion remorque moo waral lu ni mel di ngeen amal leeral yi si bile xibaar yokkute njëgu dundu gi rawatina nag ca Mbuur foofu nag askan wi jaaxle nañ lool waaye nag commerçant yi fa ne ñoom nag ñi ñuy tuumaal moo di rek nguuru Sénégal bokk na ci les xibaar itam stratégie riposte contre Covid-19 bi nga xamante ne mel na ni mu ngi évoluer fii ci Sénégal ndax nag réew mi ci boppam mu ngi xalaat ci pexe yu muy tëral rek ba vacciner ñi nga xamante ne rek ñoo di xale yi ay études ak i test sax ñu ngi koy amal jamono ji ci Pfizer ak Moderna ñaareelu pàcc xibaar yi xibaaru biti réew lay doon ak li nga xamante ne rek moo di li si yéenekaay yi ak Mantoulaye Toubou nes tuut ñu faram fàccal leen ko. Safietou Bandiaye ci micro bi Cheikh Anta Gaye ci xarale gi xibaar yi nag dañ koy dooree ke rupture barrage bu Diopkounda mi nga xamante ne boobaak léegi mu ngi doon waaj rek bàyyeeku maanaam daanu foofule ca Pakao mu di benn fausse manœuvre bu benn camion remorque porte engin waral ndax nag moom moo def yooyu les dégâts fi mu ne nii nag ngir dem ak dikk ci boobule village bu Pakao nekk na lu jafe loolu dem nduggi sax wala sax wuti loo lekk nekk na loo xamante ne rek dañ ci am ay jafe-jafe yu bëri loolu ñu déglu ci wàllu woowu Mamadou Fati Touré di kenn ki nga xamante ne rek mu ngi dëkkee foofule ca Njareen ci micro Ibrahima Diallo. Le pont de Diopkounda suñu pont moo yàqu tey benn camion moo transporté benn tracteur moo daw si pont yi yàqu na complètement parce que même pour ravitailler alors notre côté le côté de Karantaba vers Kolda ou bien de Kolda vers Karantaba pont yi mooy suñu yoon alors même pour jigéen yi pour béy parce que rizières yi xorom dugg na ci faro yi alors c'est à partir de ce pont là que les commerçants parviennent donc à ravitailler toute la zone là mënul ravitailler denrées de première nécessité la zone de Karantaba. Le président du conseil départemental était présent sur le lieu lui-même il a fait le constat même le maire de la commune de Koulibantang était aussi sur place. C'est vraiment catastrophique quoi suñu yaakaar mooy président de la République mu construire suñu route la route du barrage là et surtout kii mu defar point yi quoi mu defar point yi complètement gâté. ñu jógee Diopkounda ñëw rek fi nga xamante ne moo di Mbuur foofu nag li leen soxal moo di njëgu dund gi ndax nag nemmeeku nañ ci yokku bu jéggi dayoo rawatina nag bu diwlin bekk suukar bi tax nag ba askan wi fa nekk ci njàkkare waaye itam jaaxle loolu tax nag waaye nag ñii di commerçant ñoom ci seen bopp nag ñu ngi setal seen bopp li ñu wax nag moo di ñoom ci seen bopp comprendre ñu li waral lu ni mel te ci tuumaal rek ñii di autorité yi Mbour Aliou Badara Sonko. ñoo ngi fii ci marché ñetti mbaar bu Mbour fii nag buñ sukkandikoo ci commerçant yi fii jaayee njëg yi lépp a yokk. fii moom jamono ji yëpp a yokk moom yëpp am dara yëpp a yokk moo am ceeb suukar diwlin yëpp daal gën a seer nañu bii ba ci sokola yeeg léegi yëpp gars yi daal léegi yëpp leen yokk surtout maa diwlin bi moom isaa bi moom metti na ñëpp a ngi jooy ay 22 000 21 000 lay jar litre mu jaay 1200 ni moom jamono bi moom metti na woon bi laaj. ñoom sax ñi ciy toftal ni diwlin ak ceeb jamono ji njëg lii dafa yokk bu baax gis ko sax jamono ji problème la. yëpp a yokk muy ceeb diwlin suukar moom daa amul ci marché bi sax moog diw ñoo yam bari na lu yokk daal dara loo xamante ni dañ naan wàññi ko noonu instant yi amul ci marché bi li am ci marché bi mooy lii wàññi ko na lii amut lii yokku na bari na lu amut te lii amit yokku na. commerçant yi nga xamante ne ñoom lañ jot a waxtaanal fii ci marché ñetti baar bu Mbour bokk na ci li leen ëllëg mooy ba tey comprendre ñu benn yoon lu tax prix yokku Aliou Badara Sonko moo doon jokkoo gént bi Mbour boobu si Aliou Badara Sonko ci jamono ji nga xamante ne askan wi ñu ci bëri ñu ngi nakkarlu rek anam yu metti ñuy dundee ndax dund gu cher njëgu denrée de première nécessité yi moom dafa yokk bu baax waaye teewul politiciens yi ñoom ci seen bopp ñu ngi ànd ak tekk-tekkaaral li leen soxal mel ni rek moo di ay élection waaye nag du li nga xamante ne rek le askan wi di dund mu di xalaatu Fatou Lay Mbaye Diop.
mu mel ni ne sunu réew mi di Sénégal lépp rek mi ngi tourné ci wàllu politique ndax nag politique bi dafa nekk ci kaw même bu fekkee ne sax Covid bi jamono ji tiital na askan wi tey politique toujours même bu fekkee ne Sénégalais yi ñoom ña ngay am ay jafe-jafe ngir lu jëm ci seeraay dund gi ndax nag li jëm ci njëgu dund gi cher na loolu te wàññeekuwul ba léegi mu mel ni ne ñoom ñi le sunu politiciens yi loolu yittewu leen opposition comme pouvoir du politiciens yi candidat ngir élection yi wala député wala sax ñenn ci activistes yi yoo xam ne ci seen sortie dinañu ñaawlu ni nga xamante ne noonu la njëkki daal di yokkoo mu sonal loolu askan wi même bu fekkee ne ministère du commerce génne woon fi ab communiqué ngir wax nag ne njëkki nag lu suba lay wàññeeku kenn génnul ngir wax ci kàddu yooyelee à part ñenn ñi nga xam ne rek dañ leen ci laaj directement njëkki yokk lool ba askan wi jaaxle kan nag mooy toog rek ngir défendre boobu lee askan du politiciens yi nga xam ne jamono ji li leen yitteel rek mooy voix askan wi te tey it bu ñu bett benn yoon solution yi tàmbalee génn bu campagne électorale bi tàmbalee. Fatulaye Mbaye Diop ca Saint-Louis moom ñàkkum ndox moo leen soxal lu toll ñetti fan a ngi nii mu mel ni ñu dëkkee foofule dañoo am ay jafe-jafe ngir am ndox mu di si commune bi wala sax ci département bi askan wi nag li ñuy def rek moo di dem ba ci fleuve bi ngir rek mën a am tuuti ndox bu ñu mën a jëfandikoo reportage bi dañ ci ànd ak Babacar Niang. ni ko askan wi yeewoo fii ci biir commune bu Saint-Louis di dundee boobu léegi am na ñetti fan jëm ci ñàkkum ndox doomu aadama yi yeewoo ca Wure Géej ak Guy Reen fële ca Gànjool ñoom tamit ay fan a ngi nii amuñu ndox. lu tolloog ñaari weer a ngi nii sunu robinet yi rootul guddi rootul bëccëg amuñu siitu ndox citerne du fi jaar bu fi jaaree balaa mu fi jaaraat yàllaa xam amuñu toq ndox. ñoom doomu aadama yooyu sax di ŋàññi nag ki nga xam ne mooy meeru dëkk ba gannaaw ba mu amalee parparloo ay citerne ndox yoo xam ni moom la doon distribuer ca gox ba te loolu ñu koy ñaawlu lool ñoom sax ñuy wax ni nag ñàkk déggoo ak ñenn ci ay responsable politique moo waral jëfin jooju. faale wuñ ñu toppatoo wuñu xamuñu sax ndax Wure Géej gi ak géngi gi am na fi sonn nañu tay nañu wallu nag la ñuy wër. ñun fii citerne bu fi ñëwee tay balaa mu fi ñëweti 20 jours te loolu du yoon maire bi bu jotee keneen loolu moom la concerné ñun ay citoyen lañu ay sénégalais lañu dañu war a toppatoo comme ni ñuy toppatoowee ñëpp waa Gànjool yëpp mais bàyyi ñu nii ñun fii nii à Wure Géej village Guy Reen ñu bàyyi ñu kenn lijjanti wuñu kenn toppatoo wuñu du ndox du courant du leneen loolu la ñuy xeex loolu moo dul yoon wallu nag lañu bëgg ku ñu wallu rek lañu soxla te yàlla rek tax. liñ ci mën a jàpp rek mooy naqar métit ak coono la askan wi yeewoo ca Wure Géej ak Guy Reen fële ca Gànjool di dund jamono ji ndax ñàkkum ndox ñoom sax ñu yooxu nag jëmale ko ci kilifa yi dëkk bi fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. ca Ndiamakuta moom ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ancien député bi di Amath Cissé li ñuy sàkk moo di rek reddition compte conseil municipal bi ñuy tuumaal rek ni mu yore boobu les mairie wala conseil li mu yore mairie bi dafa lëndëm torop te am na ay lënk-lënk yuñ ci nemmeeku su weesoo nag jafe-jafe yuñ nemmeeku ci wàllum ni ñuy gérer ndox bi liñ koy tuumaal moom moo di rek moom président commission agriculture ne rek dafa sàcc wala sax jaay lu toll si fukki tonu gerte at bi weesu ca Gambie ci atum ren ji nag ñu ngi koy tuumaal itam ni am na lu toll si téeméeri tonu engrais yoo xamante ne rek xamuñu fan la dem. Amath Cissé di responsable politique bu APR nekk ci commune bu Ndiamakuta ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diallo. ndax commune Ndiamakuta gestion bi kenn xamul lu ñuy gérer kenn duñu rendre compte population bi sax bu ñu jëlee ndox pour nga am ndox nga am tiwo ndox fii Daaru Salaam mu ngi nii mënuñu fexe ba ñu am ay tiwo dugal leen tiwo ndox te loolu injustice la war nañ leen jox ndox génnee fa seen loxo ñu bàyyi population Ndiamakuta gérer forage bi te tamit ndox bi dafa cher 250 mètres cube am na ñoo xam ne sax dem si teen yi moo leen di tane kii yore magasin bi lu ko neex mu def ko si magasin bi kenn mënu si dara dafa am engrais bu fa réer ñu nag dañ koy may présomption d'innocence mooy moom dafa sàcc 100 sacs engrais urée war nañu xam sac yi fu ñu dugg waaye daaw moom 10 tonnes gerte daaw la ñu sàcc nga indi fii nit koo xam ne nit ku la neex ku neutre ñu jox ko ci ay magasin bi délégué de quartier yi nit ñi mun siy jot waaye ba léegi mu ngi fii bàyyi na ko fii te mënu si deful dara ñun ñu réclamons sa démission tout simplement. ci gox boobu la ñuy desandi ba léegi ak ay militants yu coalition Benno Bokk Yaakaar bu arrondissement bu Bogal di artu rek président Macky Sall ne duñu nangu benn yoon mu leen ni imposer maire foofule ñuy tuumaal nag ay maire wala ay responsable yu bëri yu nekk ci boobule gox ne rek dañuy luubal ay koppar ngir rek jëfandikoo ko loo xamante ne rek seen intérêt personnel la waaye nag bés bu président Macky Sall jëlee ndogal rek imposer ñooñu le ñoom ci seen bopp nag dina ñëw tasaaroo
ndax nag dinañ demal seen bopp ki fësal li ni mel di Ndiawara Wade di responsable politique bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci département wala ci arrondissement bu Bogal ñu teewlu ay kàddoom. dañu dégg mairie yëpp ñu ne Macky Sall moo leen choisir pour nañu nekkaat ay candidat ñun nag loolu la ñu bëgg a xamal Macky Sall ñun amuñu parti amuñu leader ñun kenn la ñu am mooy Aladji Amat depuis Aladji Amat perte pouvoir bi ba tey Kabada gisul boppam ci dara ñun nekkatuñu ci conseil départemental nekkatuñu ci députation nekkatuñu ci haut conseil ay la yeween nañu bàyyi ñun population ñu choisir suñu maire mais bu mu woo maire yi Dakar di leen di naan maire bu ne fi nga nekk yow sa coordinateur wala Benno Bokk Yaakaar amul ñaari candidat ñun loolu su fekkente ne loolu day des xam ne ci arrondissement de Bogal ñun moom dañuy dem rang dispersé parce que du ñu bàyyi mukk maire yi di ñuy diriger maire yi. wérgu yaram moo ñu wax ci pandémie Covid 19 bi ak Sénégal mi nga xamante ne rek weesu na baaru lu toll rek si juróom-ñaar fukki junni cas positif Covid 19 lu toll si fukk ak juróom-benn nit yu faatu la ñu nemmeeku si 24 heures yi weesu ak lu toll rek si juróom-benn fukk ak ñetti cas grave yoo xamante ne rek ñu ngi leen jël en charge si ay services de réanimation kon nag lim officiel yi mu ngi toll jamono ji si juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti infection yu yees yoo xamante ne rek moom lañ nemmeeku ci benn bés. Sénégal nag nekk jamono ji di wër pexe yu mu yaatale vaccination bi ba mu egg rek ci ñi nga xamante ne rek moo di xale yi nga xamante ne dañu jàppoon ci ndoxteelu pandémie bi que ñoom dañuy rek transmettre bi les virus jamono ji nag ñu ngi leen jàppee ay sujets yoo xamante ne ñoom ci seen bopp ay sujet à risque lañ maanaam daal jàngoro bi di Covid 19 variant delta bi mën na leen a faagaagal ay études ak i test nag ñu ngi ci xool jamono ji si fabricant de vaccin yu ci mel ni rek Pfizer ak Moderna ngir xool rek pexe yu ñuy tëral ñeel efficacité vaccin yi ci ñi nga xamante ne ñoo di xale yi nanko ba ko yokko wuute lool ak vague yu njëkk yi nga xam ne tout tànk yi coronavirus bi du leen tëral wala sax ay forme yu woyof la ñuy am li ñuy gën di nemmee ko mooy ne xale yi léegi si ñu ngi gën di am ay forme yu mitti ci mbas mi forme grave yi ak ñi ci ñàkk seen bakkan mi ngi tàmbalee bari dem ba tiital kilifa yi ci jamono ji nga xam ne ñàkk mi ñu ngi ko jagleel ñi am fukki at ak juróom-ñett ak lu ko ëpp mbir yi mën naa soppeeku dem ba ñu yaatal ko tout tànk yi en tout cas ci ministère bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gi ñoo ngi ciy xalaat bu baax bu ñu doyloo ki ñu dénk vaccination bi ñeel coronavirus seq waxtaan ak suñuy naataango yu l'observateur xale yi nga xam ne amaguñu fukki at ak ñaar te nga xam ne muccatunu ci mbas mi boo moyewul fii ak lu yàggul dara daañu sàkku ci ñoom ñàkku ji waaye balaa ñu ci yegg si daa am lu koy jiitu rawatina ñu homologué vaccin yi leen soxal ndax yi ne fii ci réew mi digaluñu ko xale yi nàmp tout tànk yi wala sax xale yi xaw a dëgër waaye yaakaar mën naa am ndax saa si ñu ngi amal ay étude ak i test ca Pfizer ak Moderna leneen li am solo ñeel couverture vaccinale bi ndax réew yi tàmbalee xalaat ci wàccee atu ñi war a ñaqu mooy réew yi nga xam ne ñi fa jot a ñaqu ci mag ñi dal na xel wuuteeg lool fii ci Sénégal nga xam ne yeggaguñu sax ci fukk ci téeméer boo jël ci ñu war a ñaqu bu ñu doyloo ki ñu dénk wàll wi. Nanko Bakayoko ñu desandi ba léegi di wax ci li nga xamante ne moo di pandémie Covid 19 bi ak professeur Abdoulaye Leye moom mi nga xamante ne diabétologue la di chef itam service médecine interne bu hôpital Pikine moom nag sàkkute fa mu lenn la moo di rek diabétique yi fexe rek dem vacciner ji Abdoulaye Leye ñu teewlu ay kàddoom. bi ci jiitu di diabète bu fekkee ne da nga ko am mbas bi fekk si la si peut-être que am nga risque am plus de complications que koo xam ne amul diabète waaye ñaari yëf moo fi mën a rassurer nit ñi fi ñu toll nii bi ci jiitu mooy vaccination boo yàlla defee nga def ko même boo dee diabétique bu la mbas bi duggee yàlla mën na la musal ci forme sévère yi nga xam ne mooy faat te loolu déjà ñu ngi koy gis bu dee diabétique par rapport ak ko amul diabète ñaare buy def infection bu mu mënti doon nag bu koy def surtout ci dënn bi wala ci appareil urinaire bi mën na bañ a am yaram buy tàng wala mën na bañ a sëqat wala bañ a am angine wala bañ a am. ñu wax ci politique ak pàccu leader d'opposition maanaam daal kujje politique bi ñu nemmeeku ni boobaak léegi ñu ngi ànd ak tekkaaral mu di doxalin boo xamante ne rek waral na ay laaj yu bëri ci jamono yi nga xamante ne rek am na ay kàddu yoo xamante ne rek mu ngi jóg ci wàllu opposition bi ci boppam ngir nakarlu yenn rek ci wàllum délivrance certificat de résidence te jamono ji askan waa ngi dund lu métti maanaam daal pandémie bi di Covid 19 ak jafe-jafe yoo xamante ne rek mu ngi ñeel dundinu askan wi ak li nga xamante ni moo di yokkute yenn ci njëkk yi mu di réflexion bu Léopold Tomba.
élection locale yi ñuy waajal daa mel na ni taxut yëngal lool waaye politique yi ci lii ñeel ñi fare ci opposition bi daanaka ñoom ak pattaaral gu rëy lañ ci àndal lan moo waral lu ni mel ndaxam kii di meeru jëppal Cheikh Gueye ak Barthélémy Diaz ba ci Ousmane Sonko ñooñee yëkkati nañu seen baat di ñàkk rafetlu anam gi commission bi di joxe certificat de résidence ya ci seeni gis-gis ñàkkut ab wuruj làqu ca lu weesu ñile ñeneen ña laaj ga ca sampu mooy ana lan moo tax kenn déggu leen ci mbir gu ni mel amaana ci seen rafet njort dañoo jàpp ni mbas mi daa tax ñu toxal élection locale ya wa ilaa am na ñoo xam ne ni ba léegi seen xel des naa naatable ci fan la ñuy teg seeni tànk kan la ñuy àndal doon say wala kumu lu leer ba leer mooy bépp waay politique war naa sàmmante kàdduwam ngir moytu wëlbeet lu mu diggee démb ak askan wi. xibaaru bitim réew. xibaaru biti réew ñu dooree ko République démocratique du Congo at maanaam daal 13 août 2004 ay nit yu yoroon ay ngànnaay ñu fàttaliku ñoo investiroon camp réfugié bu Gatumba nekk rek ci ouest Burundi wetu frontière congolaise mu di attaque boo xamante ne rek ñu ngi ko jagleloon wala sax ñu ngi ko attribué woon mouvement de rébellion Hutu bu force nationale de libération bu Burundi taxoon na nag ba lu toll si téeméer ak juróom fukki nit jotoon si ñàkk seen bakken réfugié ci ay réfugié Banyamulenge de ay Tutsi congolais waaye itam ay nit yoo xamante ne rek ñu ngi jóge woon ci province bu Sud Kivu bu RDC taxoon nag ba ñu bëri jotoon a daw guerre civile bi ñu wax ci Liban ak annonce banque bu Liban mi nga xamante ne rek fës na lever subvention bi ñeel carburant bi tax nag ba dëkk bi nekk jamono ji ci kaw total ndax ay manifestation bu mer boobaak léegi mu ngi am démb nag ci aljuma ji am na manifestation bu rëy bu amoon ci tali ay secteur yu bëri yu ñeel koom gi jamono ji dañu suspendre seen activité ci France situation sécuritaire bi mel na ni rek day gën a doy waar di gën di dem rawatina rek ci bët gànnaar bi ndax nag am na benn accord boo xamante ne ñu ngi ko signé woon ci atum 2019 ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon wax ci wàllum visite président français Emmanuel Macron ci Addis Abeba ñaari at ginnaaw signature boobu la déggoo ci diggante wala sax coopération militaire boobu la nekkoon na symbole bu doon jegele France ak Nouvelle-Éthiopie bu Abiy Ahmed Emmanuel Macron nag di rafetlu ci jamono jooju ni dañu signé woon boobule déggoo ak benn dirigeant bi nga xamante ne dafa jëloon ndogal defaraat boobule région France nag mu ngi doon participer ci formation wu future marine éthiopienne boobule. Bon Café ñoo leen di may seen revue de presse. ñu dem rek